plein de succès et surtout la santé loolu lay ñaanal ñëpp donc mu ngi noonu sama gars yi on aura tout entendu ma wax leen ko am 1 an tey ñu war a def récapitulatif année bi pour ñu ko fekkee woon ci début bi suñu premier numéro mu ngi doon wax ci assassinat yi fi xewoon en 2019 muy ay jigéen ay xale ay góor ray yi bari woon fi deret gi bari woon fi 2019 jot nañ cee dund ci début 2020 bi tamit assassinat yi gis nañ fi ay nit yu ñu fi daggate benn femme mariée bu ñu fi décapité woon tamit benn femme mariée tamit Touba ñu jamate woon ko mu dee ay xale yu ñu sàcc retrouver leen ñu dee yeneen ak yeneen xew fi man ku ma xam-xam ne Yaay Fall ci affaire u xale lay yëngu donc temps boobu mu ngi ma fekkoon ma bokk ci collectif pour la protection de l'enfance donc sama sujet yi ci départ année 2020 bi loolu la woon presque ñu doon wax ci affaire u violu xale yi inceste yi nga xamante ne jotoon nañ fi souligner tamit kaawu oustaz boobu nga xamante ne ba léegi mu ngi ci kaso bi soi-disant oustaz présumé pédophile ay xale yoo xamante ne si seen jeunesse lañ dundoon yu mel noonu mu leen doon sàkku ay góor am na si ñu dem ba màgg am na ñu nekk bitim réew mu am si ñoo xamante ne ñu takk seen fit boole ko mu ngi ci kaso bi ba léegi amoon na mandat de dépôt mais ba léegi ñu ngi xaar jugement bi ak nan lay demee parce que am na si ay xale yoo xamante ne ñu ngi dund loolu ba léegi yaakaar ne loolu mooy dëgg di ko def ak seen ay moroom yu góor yal nañ ci yàlla musal donc chaque fois rek man sama combat ci xale yi lay nekk donc ñu waxtaane plus affaire u xale yi jot nañ fay gis tamit li fi xewoon vidéo boobu defoon tour bi ci korité bi avec les ados ci appartement boobu noonu qui s'est passé à la cité Kër Gorgui defoon fi ay partous mu def tour yi flash ka ñëw na fi semaine passée ñu dund année boo xamante ne mara day taali ñuy ñaan yàlla ñu bañ a dundaat lu mel noonu donc man tey li tax may ñëwaat ci récapitulatif parce que chaque fois man su may wax rek je parle d'éducation je parle de nos enfants parce que ils sont l'avenir de demain aujourd'hui si nos enfants reçoivent une très bonne éducation demain on aura une fierté tey suñu doom yi suñu leen yaree yar bi war bu ñu tekkee suba nekk fi ay kilifa ñun suñu sakk lay doon te nee na Sénégal bu ngeen seetloo doom su baaxee ñu ne ndey ja su bonee su baaxee ñu ne baay ja su bonee ñu ne ndey ja su baaxee doomu ñëpp la su bonee ñu ne doomu diw la donc nañuy gën a concentré wu ci suñu ay doom gis nañ fi kaawu bébé bu am 10 mois boobu décédé ci crèche bi mu metti nit ñi loolu sujet boobu ñu indi ko fi teg ko fi ci table bi am ñoo xam ne dañu bëggoon ñu def ci suivi mais c'était un peu compliqué waaw mu amoon ci benn directrice crèche boo xamante ne wooñu franchement bokk ci émission bi indil ñu leeral yi ñu bëggoon xam yépp de fil en aiguille xam ngeen rek affaire bi amoon na suite mais dinañ ci dellu si waat ci yeneen numéro tey moom dama ne rek récapitulatif la dañuy waxtaane yi nga xamante ne jot naa xew ci at bi yépp te bu ngeen seetloo tamit ci série bi ma tiré woon histoire u Flash K bi seen dernier épisode bi ñu ngi wane ne démasqué neen boy yi ba police ñëw jël si leen yóbbu leen c'est une façon de montrer aux gens que ñi nekk ci ginnaaw Flash K boobu léegi sax man si laa gëjee dégg histoire u Flash K j'ai l'impression que ces jeunes ont compris la leçon en fait dem nañ ba mujj comprendre leçon bi et que c'est une bonne chose les parents ont commencé à avoir peur des enfants ont été traumatisés ragaloon nañ dem école parce que ñu ngi yaakaar ne bu ñu demee ñoom dañuy bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen flash ka jour boobu noonu ak yeneen maanaam ci presque sujet yi ñu fi jot a développé yépp ci atu 2020 bi c'était plus par rapport aux enfants c'était par rapport à l'éducation de nos enfants surtout donc ma leen di ñaaxaat ñun waajur yi nañuy gën a focaliser wu ci suñu ay doom war nañ nekk suñu priorité war nañ nekk suñu centre d'intérêt nañuy gën a gëstu suñu ay doom bàyyi technologie bi nga xamante ne dafa ñëw accaparer léegi suñu dund yi kër goo dugg y a plus de discussion entre parents et enfants il y a plus de communication entre mari et femme parce qu'on est tous focalisés sur la technologie nous sommes tous sur les réseaux sociaux si c'est pas dans les groupes WhatsApp pour les femmes c'est sur Facebook dans les groupes de femmes où c'est des anneaux et tout te chaque fois ça tourne autour de nous ñun jigéen ñi doom yi jigéen ñi sëy yaa ngi yëngu kenn xamatul mariage lan lay nuru les réalités du mariage les liens sacrés du mariage yeneen ak yeneen Sénégal nekk dëkk boo xamante ne léegi kenn xamatul li lu mu doon la dernière fois avant may delluwaat tuuti ci récapitulatif damay indi benn sujet boo xamante ne nekkoon na ordre du jour semaine bii nii muy tonton saay-saay xaw ma tonton tubaab benn tubaab bu fi ñëwoon créer fi benn genre association pour dimbali ni ñu koy waxatee taalibe yi ñu ne daf ci am ñoo xamante ne daf leen doon sàkku mais ça revient à ce que moi je dis su ma déggee nit ñi di kaas naan waa état bi dañu war a jug ci affaire u taalibe mais taalibe yi kan moo leen jur taalibe yi juguñu rek jugee ci kaw asamaan rek daanu dañu juddu am nday am baay ñooñu anañu ñi leen jur anañu ba ñuy bàyyi seen ay doom ñuy nekk ci mbedd mi di fi fanaan wala ñu jël leen yóbbu leen ci daara yi dénk leen ñoo xamante ne jàngaluñ leen daray alxuraan ah d'accord baal leen ma xamuñu daray alxuraan di yalwaan loo xale yi di obligé ñu leen di laaj ay versement buñ ko amulee du ñu ñemee ñibbi seen ay daara ñun Sénégal benn problème la ñu am muy on est des complexés dañu am complexe ak faiblesse su tubaab ma ne ko dañoo am complexe ak faiblesse su tubaab muy lu metti
ndax kooku ñëw na nekk nit ku weex gis nañ fi kaawu waa jooju noonu dégg naa doon nekkoon ci benn émission ñëw fi tuur fi nit ñi lëndëm soxla woon buzz dem ci marche Guinée bi ñu ne mu ne woon waa dafa am benn xale bu jigéen bu ko doon sëriñ tout pour mën koo am yu kenn xamul parce que lan c'est un tubaab parce que nit ku weex la rek ñu jël ko rek war koo teg fu mu yeggul pour lan parce que dafa nekk tubaab jóge bitim réew jël na avion ñëw Emma Diouf maa ngi leen nuyu borom Emma conciergerie suñu sponsor bu ñaawul boobu noonu parce que tubaab la jël na avion ñëw donc moo ñu gën ñun ñi ñëw na kee ba mu fi ñëwee lan la doon def di maye ay mbiskit ay dàll rek ñu ne moom mooy waaja te pourtant am na ñu nekk fii ci biir dëkk bi du def lu ëpp loolu association RIEPS may nuyu Fatou Gueye Cissé mi nga xamante ne moom mooy initiatrice bi nekk trésorière u association boobu nga xam mu ngi doogee juddu commencé léegi te avant loolu mu ngi doon def ay baax ñaata lan lañ fi réalisé wul bokkoon naa fi ci ay groupe Facebook yoo xamante ne amul luñ fi réalisé wul ci ay village ak yooyu te kenn bindu ko journal ànduñoo ko ay caméra ndax boo décidé pour def te yàlla tax soxla woo loolu yëpp mais ñun parce que tubaab a ñëw suñu ay morom ñun suñu ay mbokk ñun jiital leen yóbbu leen ci village yi def leen spectacle ñu leen di filmer di leen tagg ñuy jël suñu ay doom di leen def ay marionnettes di photo di yóbbu di ci am xaalis ñun ñu toog fii lu tax ñuy continuer di nangu loolu lan moo tax ñun sénégalais yi nangu ñun africain laay wax sax du ma wax sénégalais ñun africain lan moo tax ñun ñu ne duñu mës a yeewu lu tax ñun ñu nangu toujours rek war a dund rek ci complexe nit ku weex loolu ba kañ lu tax ñu war a rek continuer di vivre rek ci complexe nit ku weex ba war na tax nit kooku ñëw fi tey créer fi association ba tey muy sàkk suñu ay doom yooyu tey nekk ci mbedd mi nekk ci daara yi ñu leen di maltraité ak di leen def naka sa dul noonu ana seen ay ndey ana seen ay baay loolu ci boppam mës naa koo def émission fii parce que man nit toog na wax ma ne ma am na fi ay daara yoo xamante ne dañ leen di indil ay xale fin du mois dañuy yónnee seen waajur yi dëkk ba saaku ceeb ak bidon dawlin ak xaalis maanaam dañuy yónnee seen doom ñu nekk ay tout tànk ñoom ñooy liggéey di leen yónnee xaalis mais indiwuñ leen pour ñu jàng alxuraan ba nit kooku ne moom waa jooju noonu ay doomam ci école privée yi la ñuy jàngee ay doomu jàmbur lay jël di leen yalwaanloo pour que ñooñu di ko fayal fi mu dëkk tabax këram ay doomam di ci dem di jàngi jee école privée muy jël ci xaalis boobu xale yi di liggéey parce que liggéey la di ko def mu ci yónnee seen ay waajur ñoom ceeb dawlin donc man nee naa leen je ne suis pas d'accord que ñu naan état dafa war a jug ci taalibe yi nekk ci mbedd mi taalibe yi nekk ci mbedd mi tey nañu président génnoon def communiqué ne ku récupérer sa doom ci daara bi nga ko yóbbu doom bu nekk am nga 50 000 ngeen xool ndax seen papa ak seen yaay duñu génn na président tey toogoon rek wala ministère de la petite enfance toogoon rek ne taalibe bu ci nekk bu la sa waajur jëli jee daara am nga 50 000 par weer ñu xool ndax seen papa ak seen yaay duñu feeñ doom am na ñu dund ba dee bëgg doom amuñu ko am ñoo xamante ne dañ koy am di ko sàgganee gémmiñ gu yàlla xar rek am na pepp bu mu ciy def man nee naa leen man personnellement de waxuma ne loolooy dëgg de mais man sama xalaatu bopp je suis pas d'accord que ñu naan gouvernement bi la waa ji dafay ñëw Dakar xool benn bayaa la daaj fa mbaaram ñëw toog teg ay téeréem ku nekk jógee fële ci àll ba parce que Dakar la waaye Fuuta ña fay jàngale alxuraan du ñu jeex Saint-Louis ña fay jàngale alxuraan du ñu jeex nord bi rek ña fay jàngale alxuraan du ñu jeex nga war leen a paasal jël leen ba ca village yu kawe yu sore yooyu noonu nekk ci nord indi leen Dakar indi woo leen pour ñu jàng si alxuraan ak leen indi pour ñu liggéey nekk ay xale yu ndaw amul ku ci mën a tari Faatiha bu yegg te dañ leen di sas loo xamante ne duñ ko àttan nga ne xale bu nekk ñi ci gën a tuuti nga ne leen sa versement 500 la xale bi bu amul 500 du ñibbi ci mbedd mi lay fanaan parce que bu ñibbee dañ koy dóor ba daggate yaramam bi bu dee ju mag ñi peut-être ay 750 1000 francs 1500 versement par jour boo ci yoree 20 xale ñaata la nga entassé leen ci benn puqusu néeg boo xamante ne yow buñ la nee nga dugg ci sañoo cee dugg pendant ce temps ana seen papa ana seen yaay xale yi tëbuñu rek juddu te am na si xale yoo xamante ne bu ñuy ñëw Dakar olof dégguñu ko fii Dakar la ñuy jàngee olof ñooñu ban alxuraan la ñuy jàng am na benn vidéo bu nekk def tuuru réseau yi sur Facebook même ay xale yu ñu fekk ñuy nelaw ci mbedd mi ñooñu ana seen ay waajur Oumou Ndiaye merci beaucoup ana seen ay waajur pour photo oustaz bi non man blâmé wu ma oustaz yi nga yóbbu ko kooku barak la daaj war a dundal 20 xale
yow fayoo ko fan lay dundalee xale yi. gis ngeen Sénégal bu dëgg jotee nañ ko wax te dee mais bëgg toog chaque jour naan nguur gi man bokk naa fekk plateau benn femme bu am association pour ñu amul kayitu juddu mu ne état bi moo ko war a lijjanti ma ne ko soxna si nga baal ma état bi war a lijjanti kayitu juddu xale yi. ma ne ko fii nii Dakar gi ñu nekk nii am na fi ñu jàng ba ne ar seen doom yi amuñu kayitu juddu bu ñu yeggee classe d'examen dañu am problème tribunal boo fa demee fekk fa dossier yu dul jeex pour xale yi ñu war a wutal kayitu juddu dem ba am 15 ans amuñu kayitu juddu parce que lan ma ne ko xam nga loolu lan moo ko indi mën a ko tayal ndax poste de santé bi gën a ndaw ci village ba boo fa accouché dinañ la jox certificat d'accouchement wax la ca mairie ba ngay dem te amul fii village bu amul mairie dinañ la wax ba fan ngay dem tayal gi ñun ci waajur yi la ñun ñooy sacrifier suñu njaboot ba pare ñu bëgg rek toog chaque jour rek ne nguur gi dafa mën a dëkk ci li ñu lijjanti lépp ñun kañ lañuy décider rek jugal suñu bopp lijjanti suñu bopp rek ñun li nga xamante ne ñun ñoo ko yittewoo mais ñun ñooy sacrifier suñu bopp kenn sacrifier wuñu taalibe yi ci mbedd mi ñun suñu ay doom la ñun ñoo leen jur sànni leen ci mbedd mi état fekkul benn kër fëgg leen ne leen jox ñu seen ay doom ñu dem yalwaani amul. waa Pape Omar dëgg non c'est que Pape Omar li fi mu ne nii récapitulatif 2020 bi laay def parce que sujet yi daf ci bokkoon faf problème mu tonton tubaab mii ñëw bokkaale si mais lii ci sama premier numéro yi la bokkoon. donc maa ngi nuyuwaale sax sama système boobu laa baroon sekk parce que def na ci moom tamit numéro. te li mu wax dëgg la dañu am complexe tubaab mu ñëw fi ñu bàyyi ko suñu ay doom mu def leen lu leen neex parce que lan après boo toogee lan la ñuy wax pourtant dafa baax ba mu ñëwee da doon jàppale suñu ay doom tabaxal nañu fi benn teen bu ndaw buy ñëw day indi xale yi ay dàll ay kaye ay bic moo tax ñuy jaay suñu ngor di jaay suñu ay doom après bu ñu toogee ne état bi deful dara moo tax nit ñi di jógee ci àll bi di leen jàppale ma ne état tey bu toogoon def déclaration ne waajur bu ci taalibe buñ ci jëli ji di nga am 50 000 par weer bi ndax di ngeen gis parents yu daggee ñëw récupérer 3 ba 4 doom ne ñoo leen jur doo jël sa doom teg sa wet lu ngeen am bokk ko mais Dakaaru Njaay buntu Afrique fii apparemment xaalis bi dañ koy peele aka neex ñun ñooy lor suñu ay njaboot kenn lu loolu lu leen de ñun ñoo jur suñu ay njaboot ba pare di leen sànni ñun ñi nekk fi Dakar nag léegi ñun c'est l'éducation à la française, c'est Android, on parle par texto, par WhatsApp. Il n'y a plus de communication entre parents et enfants. Il n'y a plus de communication dans un couple. Chaque fois, ano yi ngay gis lan la waa sama jëkkër def na nii nii réponse bi toujours lan la waxtaan leen parce que ils ne prennent même plus le temps de se parler. Beaucoup de parents irresponsables mën nañu jur doom mais daw seen responsabilité du fi jeex Emma Diouf looloo fi am. ma ñëwaat ci suñu cas yu njëkk yi ci xale yi ñu fi violé ñun waa collectif ba may nekk ci collectif pour la protection de l'enfance ñu koy lijjanti ay xale yu am 3 ans seen yaay di leen yónni boutique ci yoonu boutique boobu lañ leen di siifee 3 ans bañ leen laajee lan lañ wax xale bi dafa am sama yërmande xale bu am 3 ans xam na luy yërmande xale bu am 3 ans xam nga comptoir boutique ba sax jotu ko noo koy yónnee pour mu lay jëndal ay magie mooy li ñu waxee parce que dañu tayal xale da nga koy surveiller. On n'a plus le temps pour nos enfants. On ne s'occupe plus de nos enfants. On ne cherche même pas à connaître les fréquentations de nos enfants. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans les écoles. On ne maîtrise même pas l'emploi du temps de nos enfants. Parce que tout simplement, nous parents, nous sommes scotchés sur les réseaux sociaux. Il y a des gens H24, groupe boo mënti dugg seen commentaire foog nga fekk ko ci wala boo leen laajee mën nañ la wax commentaire yi ñu bind A ba Z man loolu mënu ma ko te pourtant am na ñu koy def. ñun jigéen ñi talatuñu sëy ndax bii la ñu bëgg tekki par la force da ngay gis ku am problème ak jëkkëram ci wàllum liggéey ak affaire nee na naa arrêté wala naa ñu ne ko tasal sa sëy dem jàpp ci sa liggéey moo gën nee naa leen ñun Sénégal dëkk bi ñu nekk ni diine bi dañ koy utiliser ni mu ñu arrangé ci mariage muy comme ci góor ñi nag comme ci jigéen ñi ñaari côté yëpp la affaire bi essuie-glace la ping pong ça va ça vient c'est dans les deux sens góor ñiy baax ñu ngi baax ba léegi ñiy bon a ngi bon ba léegi jigéen ñi ñiy baax ñu ngi ciy baax ba léegi ñiy bon ñu ngi bon ba léegi liggéeyante bi nag sëriñtu bi nag mel ni maara day taali tekki par force sama rakk yu jigéen yi nouvelle génération bi jël yoonu Guinée Bissau bi rek def ko Dakar Thiès di dem ci tuur yi ay bu ngeen xamoon tuur yi ni mu bonee du ngeen engagé tuur yi ay yooyu noonu su ngeen ko bàyyiwul ci bàyyiwaale ko 2020 bi tey jaamu yàlla suñu borom mu jéggal ñu lépp lu bon lu fi xew teggil ñu mbas mii ñuy defaraat suñu ay toogaay di jàppalante te yàlla rek tax
xoolal médecin boobu noonu nit ñi di ko ketal 280 millions pour mën koo faj ba may mujjee gis ket bi fan la toll 36 millions xooma wane nañ fi keroog benn soirée bu fi amoon ci benn hôtel ay millions lañ doon baataral waykat bi Sénégal loolu lañ xam gis leen ma bu ñu toogoon télé léegi naan dañ koy téléthon ñoom ñëpp fëkk borom daraja yeeg borom tur yëpp fëkk ñooy njëkk maye parce que bëgg nañ ñu lim leen loolu ba kañ na sénégalais di décider dimbali moromu sénégalais rek te yàlla rek tax waa ñi nga xamante ne tamit ñoo ngi mbubboo réseaux sociaux yi tamit di ci teg ay deal comme xale bu jigéen boobu nga xamante ne 4 ans mu nekk ci groupe Facebook yi di créer ay histoire tey dañ ma war a génnee sama yaay dafa feebar lu ne mu créer ko lu ne ba lekkal nit ñi plus de 4 millions sénégalaises yi nekk bitim réew di daan seen doole sénégalais de diaspora yi di leen di ko jàppale te yàlla rek tax nekkete yooyu boobu yooyu yaay mu ngi leen di nax di ci dindi ay cheveux naturels di génn di noos di dem ay sali loolu pour lan loolu mooy tax suba ku nekk ci problème bëgguñu jàppale ko du am yooyu yëpp waxtaane nañ ko fii ci on aura tout entendu loolu la olof di wax nopp dalooti na ndax chaque jour ak li ñuy dégg mais dañuy xool li nga xamante ne daf ñu mën a jëmale kanam ñu koy waxtaanee fii li ma leen wax lii may def nii aw ma ci teranga aw ma ci dara passion la ci man ma jàng ko yàlla def aw ma fu ma koy defee ma ne xaaral ma def ko samay nit ñuy waxtaan fii yàlla def nit ñi yokku ci am ñoo xamante ne dañoo bees ku mel ni sama tata Julienne Sewa ma koy nuyu gisaguma ko ci ligne bi keroog mu ma yónnee ay message yu bëri ndeysaan di ma encouragé di ma wax ay wax yoo xamante ne sama xol bi dafa sedd ba sama bët yi dañoo taa Bijou Diatta Sall merci beaucoup Ndeye Fatou Tall non Sénégal dañu war a defaraat toogaay xoolaat suñu bopp li war a changer ci 2021 bi ñun ñoo ko war a xeex bàyyi waxu état jugal suñu bopp suñu ay doom ñun ñoo leen jur ñoo leen mën a yar ñun ñoo mën a surveiller suñu njaboot yi bu ñu bëggee taalibe jeex fi ñun ñoo koy lijjanti du état moo ñuy ramasser état bu ramasser taalibe yi fu mu leen di yóbbu su leen ramassoon tey jii nii décider ramasser taalibe yi nekk si mbedd mi bu pare après fan lañ leen di yóbbu fan nañ wax rek te xale yooyu da lay leer na ñu ngi fi ci dëkk bi di taxawaalu Dakar di fanaan ci mbedd yi kenn amu ci turu kayitu judd mënuñu leen wax seen turu yaay wala seen turu pap ndax bañ leen indee Dakar yàgg na loolu problème boobu nan lañ koy lijjantee c'est bien simple ku nekk toog ci sa clavier di bind naan état bi moo war a lijjanti affaire talibé yi waaw d'accord état tey bu jëlee engagement wu récupérer talibé yi ci mbedd bi fuñ leen di yóbbu on les amènera où El Hadj Boubacar Diallo ngir yàlla rek tontu leen ma ci loolu tey bu état jëlee engagement wu génnee talibé yi ci mbedd bi fa lañ leen di yóbbu bàyyi waxu état surtout waaw merci aji état moom dañ ko war a génne ci suñu vocabulaire 2021 bi nañ waxante dëgg li ñu war a dopp ci 2021 bi dafa bari maanaam manque de communication bi entre parents et enfants dafa war a dakk android yi ñu jëlee di ko yaree suñu ay doom ak technologie bi dafa war a dakk xale bu ndaw am simple 10 ans nga jël téléphone jox ko dafa war a arrêté nañu dellu ci li ñu fi ñoom maam bàyyi lool nañu yóbbu xale yi village ñuy xam seen ay cosaan di yéeg ci fas yi seeg sareet yi ñu jigéen ñi di dem ci teen yi di xam liñ doon daj di góobi ji ñu leen di dugal ci biir waañ bi ci matt bi ñuy yeewu di bale di lay suuf si di bomb seen ay tësën ba mu weex di raxas seen ay dàll ba mu weex il est temps que ñu delluwaat ci la ñu fi maam bàyyi woon daa am sens wane jël suñu doom yi bëgg leen def ay doomu tubaab lekkee à table fourchette paaka làkk tubaab gu dul jeex kenn terewul suñu ay doom làkk français waaw merci beaucoup madame Benner même Covid bi ñu ne état bi la nee nañ Covid business la man nee naa leen ku ci nekk yaa moom sa bopp nekk moom sa coggal guy ku mu neex nga takk masque booy génn bu la neexulee bul takk Covid am na gëmal gëmoo xayrul man damaa dëkk ak ay mag man de damaa gëm ba jeex taat soxlawu ma mu dal ma de pour ma mën a gëm ne am na maa ko soxlawul dinaa respecter mesures barrières yi